asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñoo ngi nuyu képp koo xam ne doomu sénégalais nga di nuyu spécialement la région de Diourbel di nuyu képp koo xam ne yaa ngi dëkk ci département de Mbacké di ñëw nag sama troisième vidéo ci mbirum sunu gaa ñooñu xam ne nañ liggéey ak ñoom ci biir hôpitalu Ndamatou muy ay góor yi set wicc ñoo xam ne ni soxla luñ kenn dara di ay gor ñu tuumaal leen taqal gi ak tuumaal gi nag li ko waral mooy am na ku ñu doon wax Mbaye Ciss en 2013 2014 moom moo fi indi woon soxnaam ñi defal ko perforation utérin maanaam dafa defoon avortement ñu dugal ko bloc opératoire gynécologue bi ak benn sage-femme gynécologue bu ñu naan Aline Diop ak sage-femme bu ñu naan Awa Fall ñu def aspiration intra-utérin bi ñu ko defalee daf perforation utérin maanaam bëtt njurukaay bi ñu ko bëttee ñoom rendre ñu si compte ñu hospitaliser malade bi diirab lañ ko hospitaliser malade di am forte fièvre parce que fa la ma fekk ba malade bi ñu mujj dañ koy évacuer Dakar bi ñu ko évacuer nee nañ fa la malade ba faatu boroom këram nag xam ne négligence la jabaram faatoo mu yóbbu leen ci yoon bi mu leen yóbbee ci yoon ñu yéeg ko wàcc xam ne dem nañ ci tribunal ay yoon xam naa procureur dina ci xam dara bi loolu amee na ñu toog ab diir kooku ñëw fa dafa indi ab don boo xam ne nii comme dafa bokk ci membre Touba Ca Kanam yi bi fi indi ab don ñoom Moustapha Ngom mii ak Serigne May Amar mii dem fa di seet di ko seen sëriñ yabal leen fa pour ñu dem assister ko ñu jëlee leen ci en nag si leen jëlee en si lañ dem ba dafa leen trou yi na dañu faa détourné xaalis te Serigne Saliou Laye giñ ne ñooñu de liggéey nañ fi 18 ans yoo xam ne nii kenn xamu leen si jubati jaar nañ ci pharmacie ba dem fa ñu jaay ticket jub képp lañ leen xamee kon nag lu mel noonu su dee am ci am réew moo xam ne c'est un pays de droit am benn directeur boo xam nekk Touba di ko lëmbe te gën a jubadi ñépp waaye nag tey song na ñoo xam ne nii waa kër sëñ Bassirou la song waa Daaru Minam la song ndax Moustapha Ngom moomu baayam ba maamam ay séeréer la yoo xam ne ñoom taari sëñ Bassirou nekk Mbul Kayel la dëkk daan jàngee fii ci Sam Gaynde Fatma kon Moustapha Sorane na xam ne tey adversaire mooy waa Daaru Minam ak waa kër sëñ Bassirou la song ndax taalibe sëñ Moustapha Nawel et taalibe sëñ Muntaxa Bassirou nga jël ko tëj ko ci kaso bëgg koo tëj ci kaso parce que démb mooy seen deuxième retour de parquet nag bu ñu leen ko waxee mooy ñëw nañ ci procureur mais éléments yi ñu leen war a jàppee amul dañ leen di delluwaat tey normalement mooy troisième fois bi ñu war a dem jàkkaarloo procureur ça veut dire mbir mi c'est louche mbir mi dafa louche kon nag taalibe sëñ Bassirou la amal problème waa Daaru Minam la amal problème keneen ki képp kuy naaru Daaru Manko la amal problème ndax sëriñ May Amar seexu sëñ Tuubaa la kon am naag problème waa Daaru Minam ak séeréer sëñ Bassirou yëpp am problème ak waa Daaru Minam am problème ak képp koo xam ne naaru Daaru Manko nga kon loolu na xam loolu moo xam ne dossier bu mënul yomb da dossier boo xam ne nii ay mbokkam ñëw nañu hôpital nga leen tur bi 1 million la tey nga dem tribunal na 3 millions suba nga ne 4 millions kon def dossier dafa louche ba pare yóbbu leen tribunal ba pare génn réew mi tëj say téléphone naan benn kilifa bu mu la ñaan intervention am na waa ji ko jot sax si beneen numéro mu ne ko téléphone sax mën naa ko ubbi ndax kilifa yi faale ma leen ku ma ñaanee duma la ko may xam nga loolu lépp ay mbir la yoo xam ne ni tegul fenn te moo gën a jubadi kuy jubadi directeur hôpital bi moo gën a jubadi kuy jubadi ndax bu fekkee vidange fosse yi ñuy def si hôpital bi auto vidange moom moo ko moom di vider di facturer hôpital de plus kon loolu procureur na ci bàyyi xel procureur na xam ne tabax yooyu ñuy tabax ci biir hôpital bi képp ku gañ a chantier bu dee 100 millions 25 millions yi moo koy moom soo ko joxul loolu boo ëllëgee doo am chantier am na waa joxoon chantier fii mën na 3 ans 5 millions la fi mu ne ko 2 millions yi maa koy moom waa ji sànni ko 1 million waaye waa ji boobu ba léegi am du sànq waa ji mën naa ko wax trop
kon xeetu jubadi yooyu nga nekkee ko nit ñi waxatuñu lii maître Assane Dioma Ndiaye wax rek mu ne kii moom nit ñi war koo plainte mooy plainte nit ñi waaye dana xam dossier bi dana ko coûter cher kon nag di sant Assane Dioma Ndiaye bu baax a baax ndax xam nañ ne moom kenn mënu koo corrompre ndax gisoon nañ fi dossier boo xam ne dossier Ramatoulaye Wade la madame Diouf bi ñu ko yóbbee si yoon voilà respecté wu liggéeyam nangam te madame Diouf moom ku ko xam ne ci liggéey bu normal nga ko xam teg ko ci yoon ci lañ ko xeex ba jëli ko fa dem tribunal Thiès gar nit ñi ci xaalis hôpital bi ba jéem koo daane kon nañu xam ne ça ne passera pas avec dossier bii Assane Dioma Ndiaye yoon kon maître Assane Dioma Ndiaye am nañ ci yow yaakaar bu baax waa Mbàkke Bawol gépp am nañ ci yow yaakaar ci dossier bi beneen point bi mooy Malle Sow bi may wax nii mënul nekk contrôle de gestion mënul nekk contrôle de gestion ba pare yor économie hôpital bi ñaari yooyu kenn mënu koo boole kooku it parce que ñii ñëpp moo leen créé ñii ñëpp procureur fa nga xam moo leen créé Malle Sow moo créé daf ko contrôle de gestion madame Niang moo créé ñoom ñëpp kenn am ci ay diplôme yoo xam ne war nga mën a sax yor gestion bi nga yor Saliou Ndao la même chose saf bi tamit la même chose saf bi daanaka état moo fi yabal mais fi mu toll nii ger na ko ba lu mu wax rek loolu lay wax kon yooyu il faut que ñu xool ko centrale d'achat bi waxuma pharmacie bi si biir hôpital centrale d'achat bi si biir hôpital bi il faut ñu ko war a auditer xam li fay dugg ak li fay génn ak màggu yi fa am loolu tamit li ñu war a xoolaal bu baax budget Xelcom fonctionnement carburant loolu lépp moom it warees na koo xool parce que it nañ xam ne Xelcom boobu ba léegi moom bi mu Xelcom dalee ba léegi moo nekk médecin chef Xelcom yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne nii dañ ko war a xoolaat bu baax a baax parce que yooyu waa OFNAC procureur comme yaa nekk ci région de Diourbel yooyu yëpp war nañ ko mën a lijjanti nu mu gën a gaaw CMU couverture maladie universelle yooyu war nañ koo toppatoo bu hôpital Ndama personnel gis ci seen bopp Sésame dialyse césarienne yooyu yëpp état du Sénégal di ko fay te personnel gis ñu seen bopp yóbbu ay mbir la yoo xam ne ak càcc la goo xam ne nii vraiment population Touba gis ñu seen bopp personnel ba fii liggéey gis ñu seen bopp dafa lu dul wut ay auberge am fii ci dëkk bu sell bi di Touba ci héliport bi te loolu procureur mën nga fay say élément nga xool yabal fii ci héliport bi la am auberge am foofu da nga jaar ci bunt bi sax ay canette sàng rek lu ne dafa génn ci dëkk bu sell bi di Touba kon Moustapha Souran il est temps ñu wax ci moom génn ko dëkk bi di Touba hôpital Ndamatou bi ñu wut beneen directeur bu fu nekk loolu daal ay li ci gën a garaaw chantage sexuel ay jabaru jàmm nekk fa ay jigéen ñoo xam ne amuñu jëkkër ne fa nga def ay chantage sexuel yoo xam ne nii kenn mënu koo lijjanti loolu ay mbir la yoo xam ne doy waar kon sunu gaa ñi nga xam ne ña nga actuellement ne wala jàkkaarloo joor procureur am nañ ñoom yaakaar ñibbi seen kër parce que defuñu lu jar ñu leen di téye parce que 26 ans nga nekk ci hôpital di sàcc ñu war a wax ak yow wërtuñu wax ak yow ngay dem di plainte nit ñi kooku yaakaar naa procureur du ko seetaan ñun de waa Mbàkke gépp taxu nañ ci ginnaaw suñu doom yi te xam duñ nangu kenn ku leen néewal doole kon nañ xam ne ñoom retour de parquet nag comme ni ma leen ko waxee benn koy du dara mooy ñoo xam ne nii ñëw nañ leen ñu ngi leen di entendre mais éléments yi war a daje pour ñu wan leen tee amul kon yaakaar naa ne tey jii bu ñu jàkkaarloo procureur na bàyyi ñu ñibbi seeni kër loolu daal laa lay indiloon pour tey ñi déglu bañ jógee tribunal tey incha allah suba ñu leen si lu bees asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu